ginnaaw téeméeri millions yi nga xam ne joxe nañ ko ci bi ñuy teg xeer université bu Touba bi ñoom waa Touba ca kanam sasowaat nañ benn bâtiment boo xam ne dañ ko fas yéene liggéey bam àgg ci université bi muy benn R+3 ñu xayma ko ci 800 millions de francs CFA di bâtiment bi nga xamante ni fa la ñuy jàngee majalis loolee nag door nañ liggéey bi ci ginnaaw études yoo xam ne amal nañ ko. ñu jël chantier bi jébbal ko benn entreprise boo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu wi ànd ko kuréel ingénieur yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ca kanam ci njiital Serigne Aliou Dieng ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Modou Boussa Dieng ñu ànd di taxawu mboolem liggéey yi nga xamante ni dafa jëm ci wàllu wi te Touba ca kanam daal di koy engagé wu. ñu njëkk def prise de contact ak entrepreneur bi ak équipe am donc Faye moom mooy directeur technique entreprise bi. présenté nañu aussi Ousmane Gueye mooy conducteur des travaux ak Omar Mbaye comme chef de chantier donc ñoom ñi nga xam ne ñu ngi nekk en permanence ci fii ci biir liggéey bi wax nañ tamit si mobilisation am donc daanaka ingénieur bi sax chef de projet bi confirmé na ko lu ci ëpp ci li mu waroon a mobiliser si côté matériel mobiliser na ko personnel bi tamit comme c'est évolutif li nga xam ne moo am solo par rapport ak fii mu toll nii yaakaar naa mobiliser na ko. xëy na foofu li ma fay wax rek côté matériel bi dafa concerné benn point boo xam te ni ci contrat bi lu ñu ci war a dolli la te loolu moom je pense que lu jaadu la mooy déclaration sur l'honneur parce que lépp lu ngeen wax ne am ngeen da ngeen ko indi soxlawul ñu ciy teg suñu bët mais tamit bëgg nañ ay garantie donc déclaration sur honneur dinañ def benn lettre déclaration sur honneur boo xam ne su ñu ko mënee signer pour que dinañu mën a dimbale par rapport ak état bi ñu jëm pour bu amee manquement par rapport ak loolu tam ñu comprendre si aussi le client. jotoon naa wax sax Khadim Diouf tamit par rapport ak contrat bi que ñu yóbbu ko impôt et domaine pour enregistrer ko loolu tamit daf ñuy dimbale parce que taayu contrat bi bokkul ak yi ñu doon am par rapport ak poste de santé yi loolu te xam naa dinañ ci kii bon beneen bi may kii ci côté boobu mooy convention cadre bi envoyé woon nañu ko xëy na day laaj rek fi mu toll nii dans un bref délai les parties ku si nekk xool li nga xamante ni moom lañ ci kii ñu defar ñu signé ko. delloo ko le maître d'œuvre parce que loolu lu ñu laaj la parce que liggéey bi dañ ko seq ak yeneen entités yoo xam ne ñoo nekk ci biir université bi li nga xam ne moom moo jëm maintenant li ci ëpp parce que ay recommandations la benn bi ci njëkk bi ma njëkk a noté mooy ñu respecter les cahiers des clauses techniques particulières te loolu yaakaar naa am ngeen ko lu ñuy lire en permanence surtout yow la directeur technique en permanence parce que lépp loo xam ne liggéey bi laaj la actuellement yéen ñi nekk sur le terrain yéen ciy veiller en permanence pour que ñu mën a am loolu bés bu ñu defee benn reproche Touba ca kanam si yéen lañ koy jaaral te bu boobaa tamit yaakaar naa ñun ñëpp ñoo koy bokkaat waaye ñooy seq responsabilité bi donc ci loolu dafa laaj ay échanges yu nga xam ne échange yu acté la foog déjà yéen seen interlocuteur mooy le chef de projet moo fi teewal Touba ca kanam lépp lu ngeen di def loo xam ne lu ngeen di adressé maître d'œuvre bi la foog moom mu yëg ko te tamit mu nekk loo xam te lu ñuy bind la ba pare am ay traces. donc su jaree lu ñuy bind signé bu fekkee mail la tamit ñun bu ñu jógee ci deuxième partie réunion bi danañ établir benn liste bu nga xam ne moom mooy équipe de gestion de projet bi danañ leen communiquer ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk en copie ci mail yi ngeen def yëpp pour que ñëpp nekk au même niveau d'information nga xam ne ëllëg ak ci biir comme projet bi luy durer la lu ñu négligé tey rek bu ñu demee ba ci kanam dañuy réer ci fan lañ bañ tollee fii lan lañ waroon def ak loolu donc loolu tamit foog ñu veiller ci beneen point bi mooy document de chantier yi loolu tamit li ñu confectionné la xam naa fii ak prochaine réunion bi fokk bu ñu ñëw ñu indaale ay solutions par rapport ak loolu modèle de PV bi xam naa loolu nañ ko confectionné ñun suñu biir mais danañ ko partager ak yéen PV bi comme ni ma ko waxee aussi les mails ñu jox leen liste yi nga xam ne ñoo ngeen mettre en copie journal de chantier bi aussi am na yenn information yoo xam ne chaque jour da ngeen ko war a jox chef de projet bi pour que mu xam par rapport ak présence personnelle bi matériel bi s'il y a des manquements ak yooyu chantier nag mënul ñàkk ay difficultés comme ni nga ko waxee gàllankoor moom faw ñu habitué aussi terme boobu gàllankoor mënul ñàkk mais tamit ñun loolu mooy rôle réunion yi ñuy def nii pour que di noter gàllankoor yi di xam saafara yi ñu ciy indi planning bi aussi ñëpp wax nañ ci mais daf souligner ñaari aspect ci planning mooy planning d'exécution bi loolu moom yéen la war laaj naa sànq sax administrateur bi mu wax ma ban date ngeen jot avant de démarrage bi mu ne ma la 4 juillet ngeen ko jot donc le 4 juillet ak tey boo ci dindee délai bi nga xam ne moom mooy pour ngeen recouvrer seen xaalis 48 heures donc disons que actuellement yéen a ngi ci 14 jours ngeen defagum te ci bi 14 jours yaakaaruma ne am na fi ay retard parce que installé nañ fi chantier bi am na fi mobilisation yi
ak yenn aspects yu bëri yoo xam ne gis nañ ko sur le terrain sànq donc vraiment ñu veiller tout le temps ci délai mais tamit jot na actuellement ngeen proposer ñu un planning concret boo xam ne bu ñuy am la taf ko planning nag nekkul lu figé donc nekkul lu figé dañ koy mettre à jour selon situation yi ñuy jànkoonteel ci kanam donc au fur et à mesure bu ñu demee ba gis ne planning bi kiyatul ñu jéem a xool nan lañ koy adapté par rapport ak les circonstances du moment planning d'approvisionnement bi aussi lu ñuy liggéey la ensemble pour l'instant am na lu ñu jot approvisionné donc foog tamit ñu xam par rapport ak loolu ak fi ngeen toll très prochainement état bi ñu jëm lan ngeen soxla pour que ñu teel koo def avant ñu ciy yegg parce que on aura beau reprocher les procédures ak yooyu mais dem bu ñu teelee jóg à temps si li ñu war a def du ñu am manquement yi demee noonu li nga xam ne da nga ko soxla dans un mois boo ko commandé léegi boo ko waxee léegi quelle que soit procédure nu mu gudd di nga si jot à temps donc loolu moo jëm si ñaari planning yi tamit si document de chantier am na bu ma fàtte mooy bon pour exécution yi loolu tamit foog ñu veiller si donc am na étape yi nga xamante ni bon pour collage ak tamit réception pré-ferrage yi foog ñu am ay documents yoo xamante ni documents yu ñuy par convention yu ñuy retenir fu ñu ci toll ngeen fexe ba chef de projet bi validé leen moom sax waxoon naa déjà moom foog mu am benn cachet boo xam ne lépp lu muy def donc ñu koy acté loolu tamit lu ci am solo la ci liggéey bi. Sëñ Cheikh wax na ko tamit ci wàllu coffrage bi loolu tamit dañ si insister bu baax a baax parce que setaayu liggéey bi fi mu toll nii ku fa am ñaari bâtiment si setaay bi ngay njëkk a apprécier donc setaay bi moom loolu moom dañ ci insister bu baax a baax surtout jéeme ñu ngi la koy ñaan pour que chef coffreur bi moom kooku comme chef de chantier bi la mel ku fa war a nekk en permanence la te tamit ñuy réceptionner le coffrage avant ñuy couler pour bañ ñu couler ba pare mu am ay kii yu déborde ñu koy tojaat ak yooyu loolu yëpp mën nañ ko éviter donc ñu koy réceptionner. li mu wax tamit ci lot technique yi loolu dafa laaj coordination par rapport ak parce que ñoom defuñu lot technique yi c'est vrai gros œuvre la ñuy def mais yu mel ni plomberie ak électricité déjà am ngeen plan yi mais fu ngeen ci toll aussi ngeen teel a aviser à temps ñu def coordination bi ak bu dee éventuellement Touba Ca Kanam dafa war a faire intervenir ñeneen ñoo xam ne ñoo koy def ngeen mën ci liggéey à temps pour que mu bañ leen aussi indil ay tardement quoi xëj na ñaari yu mujj yi mooy périodicité réunion yi. bon xëy na nag du ñu mën a am réunion yoo xamante ni ñëpp danañ teew mais réunion de chantier moom yaakaar naa mën na nekk hebdomadaire boobu moom comme équipe d'ingénieurs dañuy ñëw tous les dimanches donc ñu waxtaan nañ suñu biir équipe ingénieurs dañuy déployer ñoo xamante ni uniquement pour projet université bi lañ moo tax ñuy ñëw donc ñooñu mën nañ chaque dimanche même bu doon ne benn réunion 15 minutes la sax ñu def ko def visite de chantier def réunion donc loolu noonu bu ñu mënoon nag chaque dimanche au moins ñu fekk la fi. parce que dama koy faral di souligner sur chantier poste santé yi chaque fois bu ñu demee entrepreneur bi dañ ko fay fekk donte moom sax mooy entrepreneur mais moom mooy aussi le répondant technique donc yow entrepreneur bi moom mën nañ ko sax bañ a gis waaye bu ñuy am le directeur technique ci chantier bi di ko gis chaque dimanche dana permettre yenn stage permanent yi ñu koy def maintenant réunion bi nga xam ne moom mooy réunir ñëpp nag duñ ko tënk nii léegi mais ñu bàyyi ci xel que ne faw ñu xam tous les 15 jours lay nekk wala tous les 1 mois bu fekkente ne ci kilifteefu sëñ Cheikh su ko jotee mu maye bu dee par 1 mois moo gën wala par 15 jours après dinañ ci waxtaan ñu def benn proposition te tam muy nekk tamit sur le faux week-end dimanche wala samedi pour que ñëpp mën a daje surtout ñu am aussi disponibilité salle réunion bi ak yu demee noonu. yaakaar naa su fekkee ne fàtte woon Ndiaga Seck wax na fii ci wàllu écrasement yi donc loolu tamit contre expertise rek lay doon parce que am nañ benn ingénieur géotechnique boo xam ne laboratoire bi chaque fois bu ñu jëlee prélèvement ñu daté ko. bu ñu ko yóbbee bu résultats yi génn fekk résultats yi génn comme tamit li gars yi di wax l'œil nu dafa baax ci liggéey bu ñuy defee erreur xëy na peut-être que ñu la doon échappé danañuy dimbali ñun ñëpp ci biir liggéey bi voilà amagul benn reproche bu ñuy def daal ci entrepreneur lépp ay soññante la rek ci biir ci kii beneen aspect bi tamit mooy li Thiam wax sànq moo jëm ci wàllu alternative par rapport ak ndox bi parce que ku ne xam na ndox moom ku ko amul doo commencé donc su problème bi naan insister ñu jéem a xool ba xam dañuy wut pare bassin bi jënd ay bërigo approvisionné ko le temps que solution bi nii di kii loolu tamit lu ñuy bàyyi xel. Lors de la prochaine réunion comme phase mobilisation lañ toll le planning des travaux soumettre ko ñu examiner xool agencement tâches yi xool ba xam suñ ko valider léegi loolu par semaine jarul muy nekk ay même soo defee bar chart loolu pour visuel rek la mais en réalité mois bi lii ngay def nommément nga def les tâches fondation nangam tu vois semaine bi aussi nga jël comme 4 semaines ngay am dans le mois semaine bu ne nga jël génne mu nekk benn fiche boo xam ne da nga koy mën a tic di suivre
def nga lii lii lu tax defoo ko ok nooy def ba rattraper ko nga ne bon dinaa def nii nangam loolu mooy objet wu pour ñu mën a suñ joxee délai boobu ñu tenir ko mais bu ñu demee nii rek xam nga chantier da ngay dem ba mu yilif la moo lay entraîner dootoo sax am su nit ku jógewul ci bitti ñëw xoolal la da ngay dem ba dootoo yow gis bu ñu la waxee da nga naan non affaire baa ngi dox camion yi romb ak ngay couler donc il faut ñu méthodique ci loolu su amee aussi la gestion des non-conformités non-conformité bu ñu constaté parce que y a 2 niveaux de contrôle damay jégglu ci liñ tardé mais dafa am 2 niveaux de contrôle même 3 niveau contrôle interne bi yéen a ko yor yéen a war a xoolal seen bopp comme da ngeen am jekku liggéey bi ba tax ngeen laaj ko kon jekk ngeen ko lu war ak lu warul xamal ngeen ko seen bopp ñu toftale leen ingénieur bii fi teg nekkal Touba ci kanam mu topp seen ginnaaw di leen ne attention fii sa kii bi sa lii nangam oui wax nga dëgg nga corriger contrôle externe bi nag di bureau de contrôle bi sëriñ bi amal boppam donc on a 3 niveaux de contrôle léegi dañu war a am fii un journal de chantier mooy lii sëriñ bale doon wax chaque fois contrôle bi muy moom mii waxtaan nañ ci ak moom muy le contrôle bi fi sëriñ bi teg observation bu ñu am ci journal boobu lañ koy noté yéen ñëpp ngeen signé ko yow ki fi nekkal entreprise bi signé loolu mooy ne gis naa lii d'accord am na nag yoo xam ne moom non conformité yoo xam ne dañuy taxaw moom point d'arrêt la moom boo ko réglé wul mënoo dem sa coffrage conformul mënoo dem sa ferraillage conformul mënoo dem sa dosage conformul seetiwaatal sa formulation donc yii buñ ci juboo chantier warta am werante warta am xuloo warta am dara bu fekkee kenn ku ne xam nga li la fi indi te entreprise bi de bonne foi kenn forcé wu la yaa wax ne boo ma joxee 1000 francs ma liggéey la lii kon yaa xayti kii liggéeylu defal ko li mu bëgg ndax moom jox na la ko wax na la ko kon xuloo warta am foofu su xuloo amee rek am na ko wàcc yoonam te ñun ñi fi ne maanaam lii sëñ bi bëgg mu baax moo ñu fi bàyyi buñ ko doon liggéeyal Jean André sax waxi noppi rawatina rek buñ ko liggéeyal sëriñ bi kon buñ déggoo ci foofu rek réeroo du am daal suñ xoolee tam effectif yi parce que on a la qualité mais on a les effectifs les ressources effectif bi fi ne dinañ ko pointer xool ba xam par rapport ak programme yi ñuy teg effectif ressources humaines yi ñu wax mën na koo liggéey 3e niveau bi mooy moyen matériel yi est-ce que lii ñu wax moyen matériel yi mate na ko lu ci matewul itam dinañ la ne sëñ bi yokkal sa maçon yi yokkal sa ferrailleur yi yokkal ci loo xam ne soo ko defee li nga fi naroon a passé doo ko fi passé kon gain lay doon au final ci yow donc yii rek la bu ñu ko defee dinañ ci mën a génn incha allah. soxla nañ xëy na ku leen ci ëpp xarañ moo tax ñu jàppoon ne suñu apport dina ci am solo boobu nag mu doon jamono joo xam ne dara taxawagul donc plan archi yi yembagul étude bi nga xam ne war a sonn na ko def ci plan archi yi ak plan yi ci des yëpp muy plan béton armé yeeg plan yeneen lot technique yi ak document yi nga xam ne moo koy accompagner les pièces écrites yooyu yëpp xëy na exploité woon ko doon na xaw a diis ci waa Touba ca kanam ci la ñu sollicité woon ñu teg mbooloo moo xam ne xëy na ñoo koy càmbar jaarale ko ci anam yi mu war a jaar yëpp ba agsi ci fi nga xam ne nii moom la ñu jublu muy taxawal ko liggéey ko donc ma ci nag sant bu baax ndax képp kuñ ne kaay ñu ànd nga liggéeyal Serigne Touba kooku da nga ko war a sant de beral aussi ak yan cant muy yéen ñi nga xam ne yéen ay kuréelu ingénieurs yi wax dëgg yàlla def ngeen ci Pastef ci njiitaayu sëñ Alioune Dieng ak Daouda ak ñi ci nekk ñëpp ma gis ci Pastef boo xam ne wax dëgg yàlla rafetlu naa ko lool ndax gis naa ni ngeen di taxawee ak fulla ji ngeen koy jox ak àqam ji ngeen koy jox ak it ñeeblu leen ci dara ci seen jot kon loolu defe naa barab bi war nañ ko cee wax ñu xam ne liñ doon yaakaar ci yéen ngir jëmi Serigne Touba def ngeen ci lu féete kaw seen jot ma jàpp nag ne bu loolu weesoo yeneen étape yi nga xam ne mooy ñëw gannaaw bi ñu xoolee documents yi càmbar ko ba taxawal lépp ba tànn ki nga xam ne xëy na bu ñu sukkandikoo ci yëm ñu jox ci ay kayit ak li mu wax jàpp nañ ne war naa mën def liggéey bi ci anam gi ñu ko bëggee ci délai bi ñu ko bëgg léegi nag li ci des lenn lu ànd ak moom gi nag def naa li ci ëpp solo gannaaw kuréelu ingénieur yi moom taxawoon na yàgg naa accompagner Touba ca kanam
li ci des fi ne rek mooy comme ni ñu ko waxee ci réunion bi fexe ba lenn loo xam ne day indi retard wala day indi gàllankoor mu bañ a jóge ci Touba ca kanam ndax bu ma seetloo li ma xamagun ci Touba ca kanam ak intervention yi nga xam ne waa Touba ca kanam ñu ngi koy def am nañ ay kuréel yoo xam ne li nga xam ne mooy war a accompagner entreprise bi yëpp am nañ kuréel yoo xam ne ñoo koy saytu am na étude et contrôle boobu li mu war a mën a def léegi nii wuute nag la mënoon def parce que xëy na yenn compétence yi amu fa woon léegi nag bu weesoo approvisionnement am na defe naa seen commission achat am commission approvisionnement ñun suñu fexee nag defe naa ba xool leen documents yi ba ne documents yi baax na wala na ko mu liggéey ci anam bii entreprise bii moo ko war a mën a liggéey te comme yàlla def na lépp li nga xam ne mooy matériaux yi Touba ca kanam moo ko war a fournir te am na ñoo xam ne ñoo war a féetewoo loolu damay jàpp ne kon li ëpp ci liggéey bi dafa naa fi mu ne ci Touba ca kanam la war a aju ndax ñoo war a fexe ba ni ñu ko junjee léegi rek planning d'approvisionnement bi suñu ko mënee di respecter jël seen ay matuwaay di anticiper ci besoins yi nga xam ne moom la entrepreneur bi am ci ni ko sëñ Alioune Dieng waxee léegi it fexe ba saa yu ñu ko waree fay paiement bi bañ a nekk alibi ci moom man kat dugal naa sama décompte fayuñ ma te comme yàlla dogal na commission financière ngi fi li muy war a joxe mi ngi fi procédure yi yéen a ko xam def naa ñun bu ñu leen joxee information yi yëpp li ñu war a joxe kan lañ ko war a joxe ak nan lay toll def naa la ci des lépp nag boobaa bu ñu continuer encadrement technique bi réunion hebdomadaire yi ak réunion bimensuelle wala xaw ma mensuelle bu ñu koy def defe naa li ci ëppoon solo ci liggéey bi mën naa jàpp ne sotti na kon nag dama jàpp ne léegi ñun am na foo xam ne man bokk personnellement yaakaar naa du moo ko sañ maanaam dugg ci waa Touba ca kanam naan leen def leen nii def leen nii def leen nii ni ngeen war a defee nii moo gën te ngeen am lu ngeen doon doxee li man rek mooy ñun kat lii ñu bëgg ak lii ñu leen di jàppalee buñ ko doxee nii moo gën yéen nag yéenay xeet kenn ku ne yaa ni ko wolof di léebe kenn ku ne yaa xam nooy toje sa bopp janax yéenay xam lu ngeen koy saytoo ba ni ñu ko bëgg ñu ama ko ni kon bokk ci gàttal maa ngi santaat bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp tey ñaan yàlla mi nga xam ne mooy manal ku man ku ne yàlla na ñu manal te nangul ñu te mu àgg dem fu féete kaw suñu njort te moom ni ma koy faral di seetloo comme ni nga ko waxee rek daanaka liggéey entreprise moom dafa xaw a bari ay aléa kon nag day laaj saytu gu mat sëkk ci ki nga xam ne teg suñu bët bañ a tege ko mukk ci kiy liggéey bi Touba ca kanam it ñoom itam ku bëgg mbir da ngay def mbir ndax gannaaw lii défilé boo xam ne am na ñu fi nekkal ci site bi bëgg àggalandoo ak ñoom faaw ñu def loo xam ne xëy na day dëppoo ak projet bi li mu laaj ndax am na yeneen aléa yu ñëw muy nawet bi moom nawet chantier wu nawet moom day xaw a xat tuuti te it bâtiment bi du tuutiwul te délai bi ñu bëgg wax dëgg yàlla gàtt na beneen facteur bi nga xam ne contrainte la aussi mooy zone boobu nga xam ne dafa am lu mu lëkkaloo université bi am ñu fi nekk jiitu leen xam naa pour rattraper retard boobu dina jafe waaye au moins fexe ba nga xamee ni ñoom bu ñu réceptionné it dana fekk lu néew xëy na gros œuvre yu pare loolu defe naa war na mën nekk jërë ngeen jëf wajalilaayi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri man abat